jërë ngeen jëf ci ànd beeg Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi li gën a fees ci bopp xibaar yi muy nag jafe-jafe yi nga xam ni kii di njiitu Pastef Ousmane Sonko waxtaane na ko ak waa Y'en a marre ni ñu teg loxo rawatina activiste yi ci xeexoo bi amoon ci askan wi nañu leen bàyyi ñu ñibbi seen i kër nu mu gën a gaawee mbir mi mbiru politique la te bàyyi dara mu sedd ndax taxaw na temm ngir nag gàntal njiitu réew mi bëgg-bëgg yi nga xam ni bëgg na koo teg askan wi duñ ko ci bàyyi ci Maître El Hadji Diouf moom daje na ak taskatu xibaar ni nag moom ab plainte dina ko yónnee Ousmane Sonko ginnaaw bi mu jàppee ni dañu ko bëggoon a faat ndax bi manifesté yamee dañoo lakk këram indi fa ay manifesté yoo xam ni kenn xamagu leen muy ñu identifié gul dinañ ci ñëw ci ndaje moom doon amal ak taskatu xibaar yi fukki fan ak benn ci weeru mars ñu jagleel ko feebar boobee di insuffisance rénale mooy ñiy def dialyse yi mu fekk leen ci ay tolof yu bari rawatina mbas bi mu fi jaaree ñu gën a lompoñ ci seenum pàcc rawatina lii di gratuité bi ñu may leen ko naam sax nañu saytu niñ leen di fajee ndax lu ci bari am na sooxe te ñi mu dal sax dañuy miraas seen bopp ak seen i mbokk te feebar bi ñu ci bari da leen di mujjee faagaagal bitim réew lañ ciy teg la ca des magazine bi la ci kanam tuuti ñu faram-fàcce xibaar yi ci la voix des sans voix. jërë ngeen jëf ci ànd beeg Walf TV xibaar yi yaatal bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi ñu dooree ko ci njiitu Pastef Ousmane Sonko dem na seeti waaye Y'en a marre bëgg-bëgg benn la ñi ñu jàpp ci kaso bi rawatina activiste yi jóg di xeexal askan wi ñu bàyyi leen ñibbi seen i kër nu mu gën a gaawee ndax dossier bi ñu leen tëyee lépp politique moo ci lalu nee na du seetaan benn yoon njiitu réew mi di dugal Sénégal ci guuta gu ñu xamul ñu seeglu Moussa Sène moo ñu ca demaloon. ab mbooloo bu tàkku moo daal di jubal fi nga xamante ni moo di siège Y'en a marre ginnaaw bu ñu déggee ni Ousmane Sonko dafa seet si ñii di waa Y'en a marre. mu tëju lu ëpp ñeent fukki simili Ousmane Sonko ginnaaw bu mu génnee nag lu mu wax presse bi lii la. dañuy continuer xeex bi parce que Macky Sall il faut que ñii nga xam ne teg na leen loxo. te tegu leen loxo lu dul ci jaay doole mu bàyyi leen yóbbu leen ñuy dem di continuer di jàpp ay ndaw léegi tey ñu wax ni ñi ngi jàpp ay ndaw di leen yóbbu di leen tëj loolu tam il faut que mu dañ ko tey loolu mooy li ñu waxtaane ci lu nga xam ne lu jàmp la. Ousmane Sonko di woote rek dal wande gis na ni Macky Sall ba léegi deltuwul ginnaaw ba tax muy alerter opinion publique bi. Je terminerai en tout cas par lancer un appel à toute la communauté nationale et internationale. maa ngi jël àdduna bi yëpp seede ne Macky Sall ak nguuram ñun dañuy arrière waaye moom arrièreul benn yoon mu ngi wéy di dox ci mbirum dictature leneen lu fi mën a am nag ci réew mi muy ab safaan jàpp leen ne moom dong moo ko waral ak nguuram. Alors il sera le seul responsable de ce qui va advenir. Y'en a marre nag ci beneen wet ga mi ngi xamle ni rek ab commission dañ ko war a taxawal ngir rek ñu mën a indemniser ñi nga xamante ni ñoo loru ci manifestation yi ñu génn moom sax mi ngi jox rendez-vous askan wi bés yi di ñëw ngir rek ñu mën a libérer ñi nga xamante ni ñoom lañ jàpp ci mbir mi lee. ci dossier boobu la ñuy des ndax Maître El Hadji Diouf doon na jaje ak taskati xibaar yi léegi rek da koo gonto ci ngoonu tey moom avocat bi ni nag dina yóbbu Ousmane Sonko fa mbaxana doonee benn ndax dafa jàpp ni dañu ko bëggoon a faat ci manifester yi am na mbooloo mu bari ñëw këram taal nañu fa def fa ay yàqu-yàqu dinañu ko teewluwaat ak Mame Khady Diéry Fall moo ñu toppaloon ndaje moomulee lu jëm nag ci wàllu Ousmane Sonko ba tey ak fitna yi nga xam ne dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko indi woon na ko lu jëm ca diwaanu Ziguinchor Amadou Xale Jeme ma ñu fay fekkee mu wax nag ci lycée bi nga xam ne Cheikh Ibrahima Koli la ñenn ci jafe-jafe ga doomu aadama ñàkk fa seen bakkan askan wa dellu si waat nañ te tiis ba am na sax ñu ci jëbal seen borom Amadou Xale Jeme la ñuy fekk Ziguinchor ak la ko war. Cheikh Koli ñàkk bakkanam si affrontement yi moom daanaka dañ ko rob si mardi bi foofu si Bignona commune di wax rek ni Cheikh Koli bal moo ko rëy foofu si Bignona gannaaw bu ñu doon manifester pour réclamer libération Ousmane Sonko ay nit yu bëri ñoo fekkee cérémonie boobule pour première martyr bi nga xam ne moo ñàkk bakkanam si manifestation yi témoignages yi daanaka bëri na ñu bëri di wax rek kan moo newoon Cheikh Koli mu doon perte bu rëy pour famille am Cheikh Koli nekk originaire de Bayla bal moo ko rey tey jii mi ngi tëdd foofu si cimetière bu Bignona ay moment yu tiis pour famille am ak ay proches am ñi nga xam ne ñi ngi réclamer justice. Cheikh Koli façon bi ñu quitté daal moo métti ñëpp lépp lu xew rek
yoon bu ci amee loxo rek il faut mu leeral nit ñi pour nit ñi mën a dalu c'est vrai mbiru yàlla la xam nga ku nekk fu la yàlla rëddal pour nga jaar foofu il faut nga jaar fa pour wuyu si ko mais façon dee bii nag moom kooku yàlla ne kii yoon nee na am na ci yoon am na ci paaram kon nag ku ci am sa part rek il faut nga doxal ko. Bakary Diatta nekk responsable Pastef ci commune bu Bignona moom muy exiger pour lumière bi mën a am ci dossier boobule muy woote organisation de défense des droits de l'homme pour ñu jël dossier boobu en charge. ci kanamu yàlla ñu ngi naan ni que tey am nañu lu ñu naxari donc Bignona lu tax mu doon Bignona spécialement moom moo enregistré tey le plus grand nombre de décès incendie et de blessés boo jëlee nombre de décès et blessés confondus non c'est à Bignona que les gens ont reçu la ñuy jël ay balu fetal réel di ko dóor ci xale yi donc loolu ñu ngi koy ñaawlu di ñaan organisation yi saytu yelleefu doomu aadama ñi xool naka la ñuy jëlee dossier boobu ndax ñi topp ñi def ñaawteef boobu ñi teg leen ci yoon. organisation de la société civile ñoom dañoo def déplacement bi foofu ci Bignona Boubacar Soli moom bokk na ci FRAPP France dégage. luñ fi nemmeeku tey dafa diis dafa dawloo yaram dafa tooyal xol nit ñi parce que ñenn ñoo ngi wax Bignona am ñeenti moor ak lu mu ta doon benn bakkan kese dafa fort te képp nga xam ñoo nga fii nii ci enterrement kii di le camarade Cheikh Ibrahima Koli di nga gis ni population ñu ngi jooy am na ñu nga xam ni ñu ngi jooy seen i doom ñenn ñi ñoo ngi jooy seen i cousin ñenn ñi seen xarit ak lu et cetera loolu lu nga xam ni daf ñu métti trop Sénégal yëpp a ngi jooy seen i ndaw te lii yëpp jàpp nañ ne du kenn ku dul Macky Sall moom moo nekk à l'origine de tout ça. yeneen martyrs yi nga xam ne daanu nañu dañ leen rob ci mardi bi foofu ci Bignona bilan bi daanaka suñ ko xaymaa rek toll na ci 11 ñi nga xam ne ñoo gën a àdduna ci manifestation yi. Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. Amadou Khalilou Diémé doon ñëw rek ci dencu lycéen boobu di Cheikh Ibrahima Koli te ñu jëbal ko boromam tey ji ca suufu Bayla nekk ca département ba Bignona ñu koy ñaanal la suuf woyof ci kaw mu bokk ci ñuy faatu ci manifester yi fi amoon ci ay bis gi ñu génn juróom-ñaar fukki doomu aadama ak juróom benn doon liggéey ci hôtel King Fahd Palace ñoom ñëpp jot nañu ay message ni dàq nañu leen ca seen liggéey wàññi leen jafe-jafe la kilifa yi wax moom la ñu am ci wàllu koom ñu ne nag duñu ko nangu ndax nguur gi defoon na matuwaay yu bari te ña fa toog di fa yeeku lu ba kenn dàqu leen ñoom ñu yor liggéey bi yàgg fa lool duñu doon nagu sarax bi bañ nañu ko kenn ca ñoom ñu teewlu ko Véronique Ndour lay wuyoo ak suñu nattaango ba ñu demaloon ak ca liggéeykat yi di Mamou Diaby Gassama. suñu direction bu ñuy liggéey ñoo ngi doon bàkku ne ñoo fi mën mais ñoo fi mën pandémie bi ñëw nga ne taxaw nga ne état joxu la ñun de dem nañ gis suñu ministre de tourisme ñu koy remercier au passage moom wax nañu ñaata la leen état jox nee nañ état jox na leen 600 millions ñu fay ñu 50% ndax ordonnance bi te normalement hôtel bu taxaw ay nit naruñu ko ne di liggéey ñu ne leen nañ def roulement neen duñ def roulement ñi dugg leen ci hôtel bi di xool tey ñoo ngi rénover xanaa kañ ñi taxoon ngay yeesal mu bees di nga démarrer waat activité yi ñun ay délégué du personnel la ñu ñoo toogoon ak ñoom di waxtaan mais bu ñu waxtaan ak ñoom bi yoon sa duñ ko bind duñ leen jox kayit bind leen nee leen lii mooy solution yi ñu dara def pour ngeen éviter dàq bi mais yow mënoo ñëw toog ak ay délégué ñu jox la solution bi tey réunion tey le lendemain nga ne dàq na ça veut dire que solution yi ñu la jox exploité woo ko. nee na ñun 500 travailleurs lañ si 500 travailleurs 76 lañ dàq soo déggee ñu wax chiffre boobu pour minimiser nombre bi la on n'est pas 500 on est 303 travailleurs. ñu licencié nañu ñoo ñu sibiti mais ñoo ngi liggéeyloo ay journaliers ñoo ngi liggéeyloo ay prestataires de service am na ñoo xam ne tey retraité nañ ñoo ngi toog di laal seen million en ce moment nit yaa ngi sibiti ñu teg ko fan. on est dans un pays de droit te bi yoon ñoo ngi ñaan président Macky Sall ay xale ngi nii seen papa duñu leen dàq seen avenir a ngi nii tey xale yi tey dootuñu jàngati ak ñeneen tey jii nii tey drame social bii ñuy wax président démb artu na ko conseil des ministres. donc lii xew ni tey King Fahd naru ko nangu donc ñoo ngi woowaat autorité yi ñu woowaat King Fahd que licenciement bii ñu yëkkati nañ ko teg si suuf parce que jaarul yoon. ñuy woo si justice nu ñu def retraité rek lañ bëgg a def ñu toog fa pendant 10 ans ñuy ut ay cabinet avocat yi dul jeex di def ay renvoi retraité yaa ngi ni ça fait 5 ans bu ñu leen dàqee depuis 2015 ba léegi fayekoo wuñu ñun nag ñoo ko fi dul xaar ay nit di torox wala nit di taal seen bopp institut.
ci wàllu jënd ak jaay luuma yi mooy ñi ubbi bis bu nekk ci marché yi doon tasaaroo bi fi mbas mi jaar ak léegi dañoo dakkal seenum xëy daje nañu ñoom it ak taskatu xibaar yi ni mer nañu ba yegg ci lool amatuñu dara yalwaan sax bu ñu ko mënoon def ko bi manifester yi amee ñoom it lañ ca mën def nañu ko ndax wane nañ ci seen mer kenn ca ñoom Nduga Fall la moo yoroon seen kàddu ñu teewlu ko ak kii di Xoxandoom. doonoo rafetlu médiation yi kilifa diine yi def le président de la république dafa wax ak askan wi bi mu waxee mu wax ni dégg na li ni askan wi wax xam na mi comprendre na message bi ñuy rafetlu loolu ñu koy wax ne ko dégg nañ ko di ñaan le président de la république mu gestu kon marché hebdomadaire yi ñu tàmbali wax suñu liggéey. Covid bi am nga xam ne mooy pandémie bi dal ci kaw àdduna bi ñun ñooy ñi ci gën a loru dal na ci ñëpp mais les commerçants des marchés hebdomadaires ñoo ci gën a loru parce que boo seetloo daaw mois d'avril lañ amoon ba ren mu def 1 an booba léegi liggéeyuñ booba léegi benn marché hebdomadaire amul ñu bokk ci yi nga xam ne dañ leen a fàtte bi ñuy dimbali nit ñi gëstuwuñ leen dimbaliwuñ leen bi ba ci couvre-feu bi passé décret bi ministre de l'intérieur génne boo seetloo marché yëpp bàyyi nañ leen ñu liggéey mais les commerçants des marchés hebdomadaires dañ aaye ñu liggéey loolu ñëpp xam nañ ko li taxoon ñu bokkoon ci marché ñàkk liggéey moo ko waral toog di perte defuñu dara yënguwuñ liggéeyuñ loolu nag bu amee nga bokk ci marché ba mbir mi jël yeneen tournure dafa laaj ñu dellu ginnaaw waxtaan. Ndongo Fall la ñu doon teewlu mu bokkee ci kuréelu ñi yor marché lu may doon wax seen naqar ñeneen ñu mereti muy syndicat bi yor wàllu njàng mi diggu doomu yi muy waa SAEMS si ñoom it wax nañu sooru seen ak ni ñu àndal ni fekk nañu ay jàngalekat ci seen i classe fotoŋ yóbbu dootuñu bàyyi mu jàll ñëpp ci biti njàng mën a door lu ko mooy ku leen dig ni jàng mi dina du am soo xeet nax na leen sooru seen ak kii di Moussa Sène ba tey. gis nañ ni ci situation bi xew ay jàngalekat yu bëri jàpp nañ leen te non seulement jàpp nañ leen mais dañu continuer di jàpp ay jàngalekat ñu bëggoon wax président de la république loolu ci dynamique apaisement bu mu wax na ci loolu bokk ñu dakkal arrestation ñuy def ci jàngalekat yi ñu libérer jàngalekat yépp yi nga xam ne jàpp nañ leen parce que loolu aussi dafay participer de la stabilité sociale mais ñépp xam nañ ni ci violence yooyu école mënul woon fonctionner correctement kon nag bu dee jàpp nañ école bi de toute façon dafa war a reprendre ses activités mais dafay jaadu aussi jàngalekat yooyu nga xam ne seen place moom école la waaye du prison mais jàngalekat yooyu ñu libérer leen alors wax aussi gouvernement au Sénégal syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire déposé na préavis de grève bi nga xam ne mu ngi table ministre de la fonction publique ci tradition républicaine nag organisation syndicale bu déposer préavis de grève dafay laaj ministère tontu ko par un accusé de réception loolu bu amee aussi bu woo organisation yooyu commencé waxtaan ak ñoom ci situation bi nga xam ne moo tax ñu déposer mais loolu ba léegi aussi amul fonction publique donc pour dire tout simplement que force doit rester à la loi que la république soit une république boo xam ne ku nekk daf koy reconnaître ay prérogatives am. ci wàllu mbas mi bilan bi tey ci fukki fan yi ak benn ci weeru mars ni la tëddee lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent la ñu testé téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ñëw indi doomu jàngoro bi téeméeri ak juróom-ñeent ñooy contact communautaire yi cas communautaire ñi ko am te xamuñu fu ñu ko jëlee bu dee juróom-benn fukki ak juróom-ñeent ñooy transmission contact yi nga xam ni mooy contact suivi yi li ñu xayma ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñoo wér ñibbi seeni kër bu dee nag cas grave yi toll nañ ci jamono ji ñeent fukki doomu aadama ñu ngi ci service réanimation hôpital Fann ak principal bu dee lim bi faatu bi fi mbas mi duggeek léegi toll na ci juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn doomu aadama li mu jot a dal toll ci fanweeri junni ak juróom-benn yu tegal juróom